قال الإمام الشعراني فعلم أنه لا يجوز لنا الخط على واحد من أقراننا بمجرد كلام نفسه، بل نتربص ونتثبت ونجتمع بهم ونراسلهم وننتظر جواب أمرهم، وإما أن يعترف وإما أن ينكر، فإن اعترف فبذلك عرفنا وجه الصواب الذي أراده، فإن رضي العلماء به قلنا به، وإن لم يرضوه وأنكروه جملة نظرنا في أمره، فإن رجع عنه ترضينا لرجوعه، وإن صمم على الخطأ فهناك يجوز لنا إشاعة ذلك الكلام شفقة منا وعليه وعلى من يتبعه، لا بغضا له وتشفيا على وجه العداوة النفيسة. وهذا الأمر قل من يفعله الآن من الناس، فإن غالب الأقران قد عمهم الحسد وكثرة الضغائن، فلا يكادون أبدا يتثبتون في كلام سمعوه عن أحد من أقرانهم وأهل عصرهم، وذلك خوفا منه أن يتبين ذلك الكلام كذبا عنه، فلا يحصل لهم غرضهم من الأذى لذلك الشخص. هذا سبب ترك تثبتهم، وقد صار أكثر ما يسمع الإنسان في هذا الزمان الكذب من قلة الورع عن الخوض في أعراض الناس. Imam Sha'rani di wax ne nag gis nga ñàkk gi ñàkk def lii te mooy loo dégg ci sa mbokkum julit nga dem ba ci moom laaj ko ko ndax moo ko wax wala déet, bu nee déedéet nga jàpp ne wax ko. nee na ñàkk gi ñàkk def loolu moo jur weddente gu metti gi. nee na moo jur weddente gu metti gi te nit boo déggee ñu ne diw nee na waroon bu fekkee sa contemporain la jaadu woon na nga am modestie gu toll ni dem ba ci moom. léegi sax gën naa yomb ndax mën nga ko woo téléphone nekk dafa am lu ñuy dégg ndax yaa ko wax wala yaa ko def, boo leerloo ba nga xam ne moom moo ko def, nga déggaat ne nag maa ko defoon wala maa ko waxoon waaye génnaat naa ci, nga nangul ka ngàntam googu. ndax nit du mat. nga gis ne nit du mat, bu boobaa nga nangul ka ngàntam gi. boo mënul am nag accès ci moom, mënoo ko dégg, nga déglu lan la borom xam-xam yi seede ci moom. borom xam-xam yëpp buñ d'accord ne ku baax la, ku yiw la, seede ci moom gërëm ko, nga jàpp ne ñoom ñëpp mënuñoo daje ci wax lu dul dëgg. bu fekkee nag ñoom ñëpp dañoo weddi kooku wax ne du nit ku baax, nitu bidaa la, ba nga am ci nag ay lay yu leer, nee na ci ngay soog a am droit feeñal loolu, waaye doo ci jublu bañ ko moom, waaye pour bañ ku ko ci roy. ndax li tax ki nekk ci njubadi ñu koy bëgg a dénoncer, jubluwuñu ci moom bañ ko ak noonanteeg moom, waaye dañ ci jublu kenn bañ ko cee roy. nee na façon bii bu ko nit ñi doon defante, bañante gu metti gi xew ci diine ji ak soxorante gi, bu boobaa dina wàññeeku. ndax nit ñi néew na lu ñuy suivre waxu nit ba laaj ko lan la ci jublu wala yu mel noonu. te loolu nag li tax ñenn ñi di ko bañ, Imam Sha'rani nee na mooy nit boo déggee ñu ne moo wax nangam wala moo def nangam, ba nga siiwal ko ba ñëpp déggee ko ci sa làmmiñ, da ngay ragal demaat ci moom laaj ko ndax comme yow nit ñi dégg nañ ko ci yow ba pare, boo demee laaj ko ba xam ne loolu du dëgg, googu gàcce yow doo ko attanaat. moo tax da ngay mujjee continuer ci loolu rek ngir bañ yow sa réputation yàqu, te yow yaa ngi yàq réputation keneen. loolu la Imam Sha'rani di tere ci jamono, te jamono jii la gën a tar. wa qaala Ahmad ibnu Mubarak fi al-Ibriz: wa hadihi tariqatu al-munkirina wa aadatuhum la tajidu maahum illa at-taqsir at-tam, wa qad waqa'a li ba'di akabir al-fuqaha min ashyaakhina radiyallahu anhum kalaamu ma'na fi hadha al-ma'na. فقال لي يوما: يا فلان، إني أردت نصيحتك لمحبتي فيك وتمام مودتي إليك، فقلت: يا سيدي حبا وكرام وعلى الرأس والعين. فقال لي: الناس كلهم على طرف وأنت وحدك على طرف، في رجل علمت كشفه وولايته الناس فيه على الانتقاد وأنت فيه على الاعتقاد، ومن المحال أن تكون وحدك على الحق. ذكر كلاما ما هذا معناه هذه
زبدته فقلت يا سيدي من تمام نصيحتك لي أن تجيبني عما أذكره لك فإن أجبتني عنه تمت النصيحة وكان أجرك على الله. فقال اذكر ما شئت. فقلت يا سيدي ألقيتم الرجل وسمعتم كلامه وتباحثتم معه في أمر من الأمور حتى ظهر لكم ما عليه الناس فيه؟ فقال ما لقيته قط ولا رأيته أصلا. وقلت له وقد طرحت الحياء والحشمة لما بيني وبينه والحشمة لما بيني وبينه من الألفة والمودة. يا سيدي ما ظهر لي فيكم إلا أنكم عكستم الصواب وطلبتم اليقين في باطن لا يمكن فيه اليقين واكتفيتم في باب اليقين بالظن بل بالشك بل بالإفك والباطل. فقال لي فسر لي مرادك بهذا الكلام. فقلت إنكم إذا أخذتم في تدريس الفقه ونقل لكم كلام عن المدونة أو تبصرة اللخمي أو بيان ابن رشد أو جواهر ابن الشاش ونحوها من دواوين الفقه وأمكنكم مراجعة هذه الأصول فإنكم لا تثقون بالنقل الواسطة بل تنظروها بأنفسكم ولو كانت الواسطة مثل ابن مرزوق والحطاب وصاحب التوضيح وغيرهم. فهذا باب الظن وكأنكم طلبتم فيه اليقين حيث لم تكتفوا بنقل علول الثقات الأثبات حتى باشرتم أمر بأنفسكم ولا يمكنكم اليقين فيه أبدا وإنما عارضتم ظنا أقوى بظن أضعف منه. فإن النقل الواسطة السابقة أقرب منا إليهم إلى الصواب من جهة قرب زمانها إلى مؤلف الكتب السابقة فإنهم أقرب إليهم منا بلا ريب ومن جهة أن النسخ التي عند الواسطة من هذه الأصول مروية بطريق من طرق الروايات. وأما نحن فلا رواية عندنا فيها ولا نسخة صحيحة منها فمن الجائز أن تكون نسختكم منها زادت أو نقصت فبأي يقين ترد نقل الخطاب عنها مع وجود هذين الأمرين فيك وفقدهما فيك. وأما إنكم اكتفيتم بالظن في باب اليقين الذي يمكن فيه فإن هذا الرجل الذي بلغك منه ما بلغ من وجود بلغك موجود حي حاضر معكم في المدينة ليس بينكم وبينه مسافة ومعرفته سعادة لا شقاوة بعدها إن وفق الله لمحبته وإلقاء القياد إليه وقد أمكنك الوصول إليه حتى تعتقد فتسعد وتربح أو تنتقد فترجع ويحصل لك اليقين بأحد الأمرين وتزول ظلمة الشك من قلبك. ثم إنك قنعت في هذا الأمر الرابح والخير الراجح الذي نفعه محقق وصاحبه موفق بنقل الفسقة والكذبة وكان من عادتك أنك لا تقنع في باب الظن والنفع القليل بثقل الثقات الأثبات حتى تباشر الأمر بنفسك. فهلا جريت على ذلك في هذا الباب الذي هو باب اليقين والنفع الذي هو سعادة المحضة؟ أليس هذا منكم رضي الله عنكم عكسا للصواب؟ فقال قطعتني بالحجة والله ما يمكننا الجواب عن هذا أبدا وأشهد علي بأني تائب إلى الله. gis nga yu mel nii te mooy boo déggee ay rumeur ñu wax ko ci nit nga mën a am courage yu dem ba ci moom toog ak moom ne ko lii ma dégg lii lan la mu mën la tontu. Cheikh Al Hadj Omar nee na yéeme maanaam rareté gu mu raar ci jamono loolu moo sañal nit ñi ñu topp ci deru nitu yàlla yi di leen waxal safaan di leen moomale loo xam ne ñoom lañ leen di askanale ñoo leen koy yëgal. nee na nag loolu yàgg naa am ndax loolu la borom Ibris wax. borom Ibris tuddoon nañ ko fi mooy Ahmad ibnu Mubarak sëriñam di Chérif Abdul Aziz
nee na dafa am bés ma daje ci mbeddi Faas ak benn borom xam-xam bu mag mu nuyonteeg man ne ma daal yow diw maa ngi la doon wër boobu ba tey ma ne ko mu ne ma sëriñ bi nga topp te muy Chérif Abdou Aziz Dabakh nga xam ne wax nañ ne silmaxa la woon bokkul woon itam ci borom xam-xam yi jàng téere maanaam ndax moom jotul woon jàng te daawul gis bokkul ci ñi mën a def kon ay gëstu ci téere yi moom nag taalibeem bii nga xam ne ni mooy Ahmad ibnu Mubarak dafa jàngoon téere yi ba sori ci lool sëriñ boobu nag ne ko borom xam-xam bu toll ni yow intellectuel bu toll ni yow nga ñàkk looy def topp nitu yàlla boo xam ne non seulement tanew la ci xam-xamu diine waaye yow normalement ku ne xam ne kuy gis moo waroon a orienté ku gisul wax a wax daal ay critique yu bare bari ne ko daal nit ñi nag dañ la koy jëwee ma ne nag naa la ko wax ma ne woon daal naa dajeeg yow wax la lii nee na ma déglu ko ba mu àggal ma ne ko yow diw mu naa ma ne ko laa biir nga ma de laaye biir nga ma wax nga ma itam ne nit ñëpp mënuñoo nekk ci fen man ma nekk ci dëgg te waa dëkk bi yëpp jël nañ position nee nañu li nga nekkee du dëgg kon borom xam-xam yëpp mënuñoo ne ci dëgg benn bloc yow rek nga wéet ci sa dëgg gi loolu mënul nekk nee na bi ma ko dégloo mu wax ba pare ma ne ko nag dama bëgg wax dëgg yàlla laaye biir nga ma partagé nga ak man li nga xam waaye dama bëggoon nga déglu ma tontu ma ci laaj yi ma lay laaj bala ñoo tàggoo mu ne ko waaw au lieu que mu nekk fa naan kaan sëriñ bi nitu yàlla la ak sëriñ bi borom xam-xam la ak borom wilaaya la daf ko indi ci seen domaine ci mooy xam-xamu sharia ak téere mu ne ko gis nga bi ñuy jàng ci téere yi dafa bokk ci li ñuy wax sixatu riwaayati mooy looy solo lu nekk ci téere yi mu wóor la gis nga ku jàng xadis da ngay dégg yaan rawaahu Buxaari yi ak loolu diw moo ko solo gis nga indi luñ la wax ji rek nga nangu ne ci yonent bi la jóge ay riwaaya lañ la indil mu ne tey jii bu dee fiq bi ñuy jàng fiq ku ne xam na ne boo doon jàng benn téere mu ne ko téere bi ne imam Xattaab nee na di borom xam-xam bu mag wala ñu ne la imam Mudawwana borom Mudawwana nee na wala imam Laxami Tabsiratul Laxami nee na wala Ibnu Rushdi nee na wala Jawahir ibnu Shash ay téere fiq la yu kawe ci mazhabu imam Malik nga xam ne maghribul arab yi ak maghribul islam yi danañ koy jàng boo liiroon téere borom téere bi wax ne la borom téere sàngam nee na nangam mu ne est-ce que bala ngaa utiliser loolu di ko consommer ci sa téere wala di ko def ci muhaadara islamiya est-ce que doo dem vérifier waat moom ki mu wax ne moo wax loolu ba pare mu ne que effectivement parce que téere boo jàng mu wax la benn citation ne diwa ko wax yow balaa sa xel di dal faw nga delluwaat ci téere boobu mu la tudd page bi mu la delloo tabaarakallahu nga xool fa baat boobu ba xam lu mu doon léeg-léeg sax nit def ko ne la yàlla wax na ci alquran aaya sàngam nga ne ko ban saar la nekk ban page mu wax la yooyu ba pare nga dem ba ci saar ba dem ba ci page ba boo ko fa fekkee nag nga soog a wax ne ko wax nga dëgg loolu moom la tubaab di wax ne le contrôle n'exclut pas la confiance léegi kon contrôle boobu ngay am ci téere bi ngay jàng mu ne la donte yow gëm nga borom téere bi waaye teewul mu ne la diw nee na nga delluwaat ba ci source ba mën a jël la fa kooku wax soog a continuer waat sa recherche bi ngay def te pourtant borom téere boobu yow moo la ëpp xam-xam wala doy na la sax waaye teewul di nga def loolu léegi-léegi itam ay version yu bari am ñu ne diw nee na ni kii indee ko version bi kii indee ko version bi nga mën a am fulla ju toll ni ut ay téere yu bari ñuy def recherche xam nañ li may wax ut ay téere yu bari xool ban version moo ci gën a jege waxu maanaam borom téere boobu ñu gis ne diw de moo dundoon ak diw de moo xamante woon ak diw kon mu ansiram la
kon li mu intisaab ci kooku li mu ne diw moo ko wax looloo gën a dëggu li keneen wax. mu ne loolu est-ce que doo leen koy gëstoo ci xam-xam mu ne ko waaw téere yëpp noonu la ñuy def te man maa ngi avouer di confirmer ne effectivement ba tey jii bu ñuy bind ñu ni tem noonu la ñuy def bu ñu nee la diw nee na il faut rek nga dellu ba ci asl bi ba ci marja bi gëstu loolu ba mu wér nga soog ko mën a consommer. mu ne ko waaw yow kon loola dal bu dee yow ci téere yi nga xam ne ñoom ngay jàng moom ngay nangoo loolu waaw lan moo tax nga ñëw nag ñu indil la benn version orale ne la sëriñ diw nekkul ci dëgg sëriñ diw day def lii sëriñ diw day def lii wax la ay wax yu bare bari nga xam ne yow soxlawoo jàng ay téere pour xam dëggoom. mu ne yow soxlawoo wëri ji ku fekk jamonoom yow yaa ngi dund ak moom ci benn époque bi yaag moom yéen a dëkkandoo ci Fass gii xam nga këram am nga ku la mën a yóbbu ba ci moom nga mën a toog ak moom jarul ngay jël benn version wala benn journal pour jàng ko mën ngaa dem ci moom directement nga wax mu wax. waaw lan moo tax nga mën a doyloo nag yow ak niveau intellectuel bi nga am yëpp naan nit ñi nee nañu te yow mënoo te loolu doyu la ci téere yi nit ñi nee nañ mais mu mën laa doy ci àttee nitu yàlla bu tol nii nga xam ne yow dégg nga ne wëliyu la dégg nga ne borom may la dégg nga ne borom cër la te yéen yaa dëkkandoog moom xam nga këram xam ñu mu xam nga mën a doyloo nag waxi nit ñi banaan man nit ñëpp jël nañ position ci moom ba tax nga am ñàkk kersa gu toll ni janoog man di ma yedd pour ma bàyyi ko. lan moo tax li la doy ci téere yi warulaa doy ci version bi te information rek la tudd te nit mu ngi def investigation ci ay information yoo xam ne ni am na 4 siècles 5 siècles ngay def ay recherche di def ay investigation selon source yi ngay am te fekke woo jamono jooju massa nag loo xam ne nii yaa ngi janoog moom nii boo demoon ci góor gi mu recevoir la wax ak yow nga wax ak moom bu ko defee mu mën la nangul li ngay wax tontu la ci. nee na bi mu ko waxee góor gi dafa ne tekk ba yàgg ni ko qattaatani bil xujjati wallahi keef naa tey xamatuma lu may wax bal ma àq maa ngi jéggalu man ndeke dañ ma naxoon tuub naa ci li ma daan wax yëpp génn naa ci. gis nga yu mel noonu ba tey dafay continuer ndax yow koo xam ne nii information beneen buñ la joxoon rek da ngay soxla investigation gëstu ko ndax dëgg la ndax lii la waa ku toll ni nag nitu yàlla ku toll ni ab xutbu ñu wax la ci moom yu tuuti yoo xam ne jullit bu baax sax war na ko dépasser yow nga dégg ko rek commencé di ko consommer lu bon lu ne nga wax ko kooku wax dëgg yàlla njuumte weesuwul loolu te ñu bari dina leen dal. ثم قال الشيخ رضي الله عنه سيدي أحمد مبارك المذكور إن كان ولا بد لكم من التقليد فقلدوا لأمرين أحدهما إنك تعلم بصيرتي في الأشياء ثانيها أنك تعلم أني خالطت الرجل المذكور سنين كثيرة حتى علمت منه ما لم يعلمه غيري وأما هؤلاء الكذبة الفسقة فأكثرهم لم يقلد مثلكم وإنما اعتمادهم على التسامع الذي لا أصل له وسبب الحرمان والخزاز فنسأل الله التوفيق من فضله. léegi nag bi góor gi nekk tuub naa xamewu ma ko woon nii maa ngi jéggalu mu ne ko nag léegi man pour ma tontu la lenn rek laa la bëgg a wax est-ce que man dooma def source boo demee bay dingat sëriñ bi nga ñëw ci man laaj ma man mii ndax benn bu njëkk ñaari mbir moo tax nga war ma mën a def source benn bu njëkk bi mooy xam nga ne man xam naa waaj dund naag moom jëfante naag moom miinante naag moom xam naa ko bu baax yow loolu xam nga ko ndax yaa ma wax ne yaa ngi topp waaj rek ñaareel bi mooy xam nga ne man borom xam-xam laa boo xam ne nii jàng naa li ngeen jàng ci téere yi te wax dëgg yàlla bu may topp nit war na fekk kon lu mu gàtt sama xam-xam may ma war a mën a xam fa laa ko teg ba topp ko kon man source laa bu la waroon a informer ci sëriñ bi amaa yow source yi nga jël ci rumeur yi ne nit ñi nee nañ lii
yow xam nga ne ñoom ñëpp kenn crédible ci pour jox la source parce que koo ci gis nit ñi nee nañ lii rek lay wax nit ñi nee nañ lii koo ci ne ndax mas ngaa toog ak mu ne mukk du ma toog ak moom nangam te nit ñi dañ koy def Sénégal dañ koy def ba tey di diingat koo xam ne ni koo ci ne ndax mas nga kaa gis mu ne non dañ ma koy nettali rek. gis nga yu mel noonu la Cheikh Omar di tere pour nit ñi di ci yàq deru nitu yàlla rawatina ku ci mel ni suñu sëriñ Mawlana Seydi Ahmed Tidiane moom Cheikh Omar lu ne wax nañ ko ci ay rumeur te lépp infondé bu fekkul woon mu bind tey ay téere yu mu fi bàyyi danañ ñu jàngal ci moom yeneen version yu bokkul ak li mu doon waaye fa tabarakallah ahsanu xaaliqin fa qaala fa ma taqulu shay'an axar thumma laqiyani fihi faqihun axar min ashyaaqi alfiqhi almutaqaddim fa qaala li zakari fulaan ankum xujjatan qaatia li kulli munaazi'in thumma iltafata ila alfaqih almadkur fa qaala alam tuxbirni anna fulaanan qaala laka kayta wa kayta fa qaala naam thumma qaala bi hada alkalam qata'ta zahrana ثم قال أحمد بن مبارك وهذان الفقيهان هما رأس الطبقة من أهل العصر بحيث أنه لا يجاريهما أحد في وقتهما وأما من دونهما من أهل الإنكار فأكثرهم يعتمدون على التسامع الذي لا أصل له كما سبق وأكيسهم الذي يعتمد في إنكاري على قوله كنا نعرف سيد فلان ولم يكن كهذا يعني الرجل المنكر عليه ليس كسيد فلان ولم يدري أن الزهر ألوان والنخل صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ثم قال وقد دخلت مع الشيخ رضي الله عنه إلى بستان في فصل الربيع فنظر إلى اختلاف أزهاره وألوانه ساعة ثم رفع رأسه إلي وقال من أراد أن يعرف اختلاف الأولياء وتباينهم في المقامات والأحوال مع كونهم على هدى وصواب وحلاوتهم في قلوب الناس فلينظر إلى اختلاف هذه الأنوار والأزهار مع حلاوتها في القلوب فإن كان قوله أن سيد فلان الذي عرفناه ولم يكن كهذا حصر الرحمة من الله في الولي الذي عرفه فقد حجر واسعا ولما قال الأعرابي الذي بال في المسجد اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا قال له صلى الله عليه وسلم لقد حجرت على الله واسعا وإن كان قوله ذلك ظنا منه أن كل مرحوم لا يكون إلا مثل الذي عرفه فقد سبق أنهم رضي الله عنهم على أصناف شتى وأيضا فهو مشترك الالتزام فإن هذا الاعتراض لازم في الولي الذي عرفه فإنه لم يكن مثل الولي الذي كان قبله فإن اعترض على الثالث بأنه ليس مثل الثاني اعترض على الثاني بأنه مثل الأول ثم قال إنما أطلت هذا الباب وذكرت هذه المناظرات الذي وقعت لنا من الفقهاء رضي الله عنهم حرصا على وصول الخير إلى طائفة الفقهاء وطلبة العلم ومحبتي فيهم والنصح لهم فإنهم أقبلوا بالإنكار في السادات الأبرار الأخيار الأطهار في سائر القرون والأعصار في جميع البوادي والقرى والأمصار وإنكارهم لا يخرج عن هذا الذي ذكرنا في هذا الباب فمن كان منهم منصفا وتأمل ما سطرناه فيه رجع وظهر له ولاح وجه الصواب وقال وكثيرا ما كنت أتعرض لمناظرة الفقهاء في هذا الباب ظنا مني أنهم يعتمدون على إنكارهم على أمور صحيحة فلما اختبرتهم وجدت الأمر على ما وصفته لك والله الهادي إلى الصواب. Seydi Ahmed Moubarak di tëj nag conversation boobu mu amoon ak waa jooju ñuy fàttali ne Cheikh Omar radiallahu anhu daanaka li ëpp ci téere bi da koo jële ci Ibris moom ngir naw gi mu naw maanaam téere boobu waaye itam nga xam ne téere boobu presque ci comme Ouest Afrique lañ ko taalifee réalité yi benn la réalité yi nekk Fass moo nekk Mauritanie moo nekk tabaarakallahu Fuuta Sénégal dañuy dingat nitu yàlla yu bari
te duñ la mën a wax ay critères yuñ koy diingatee lu dul dégg nañ nit ñi rek. Ahmad ibnu Mubarak di continuer ba tey ne am na bés sax ma dajeek beneen sëriñ bu mag ci Faas mu nuyu ma ànd ak sëriñ boobu ma doon werantal mu nuyu ma ne ma sëriñ diw mii de nee na ma daje ngeen benn bés waaye nga wax ko wax joo xam ne ba tey daf koo jaaxal ndax pertinence bi mu amee. mu ne ko effectivement ci la sëriñ boobu gestu sëriñ bi mu àndal ne ko du yow yaa ma wax ne daje nga ak Ahmad mi doon diingat sëriñam mu tontu la nangam ak nangam. mu ne ko effectivement waaye maa ngi lay seedal ne tuub naa ci loolu ba ñoom ñaar ñu d'accord ci loolu. Ahmad ibnu Mubarak nag ne li tax may nettali lii mooy ñaari sëriñ yooyu noonu bokkoon nañ ci ñi raw ci Faas ci jamono jooju ci borom xam-xam yi ñoom laa mujjee wedam loo te ñoo rawoon ci jamono kon moo lay wan ne liñ doon wax c'est infondé. mais nee na ñeneen ñi ci des nag ñoom benn gëpp la goo xam ne la rek bu nit ñi ne wow na ñu ne wow na bu ñu ne tooy na ñu ne tooy na ñu ci bari sax dañ naan diw de man de bi ma koy xam melul woon noonu waaye yow comme diw bi nga koy xam liñ koy tuumal bi nga koy xam moom melul woon noonu war ngaa xam ne nga demoon ba ci moom xam ndax noonu niñ koy waxal loolu la doon wala déet. looloo gënoon a yey que nga topp turam rek amee ko naan léegi dafa soppiku nii la mel diw la topp loolu baaxul. Mawlana Hadji Omar Fouti di continuer ba tey ne d'ailleurs nit ñi li ñu xamul moo di dañ naan dañuy bëgg nitu yàlla yëpp niroo ñëpp bokk ay may ñëpp di waxandoo nen na di defandoo nen na te noonu la loolu c'est impossible. léeg-léeg sax boo gisee ku nangul nitu yàlla danaan man de nangul naa diw waaye niroowul ak sëriñ diw moo tax bëggoon naa ko nangul mais bokkul ak sëriñ diw niroowul ak sëriñ diw te nee nañ xamuñu ne loolu erreur la ndax nee na dafa am bés moom Ahmad ibnu Mubarak mu ànd ak sëriñam Chérif Abdoul Aziz di doxantu ci àll bi ngoon. nee na bi ñuy doxantu ba ci digg àll bi ñu gis fleur yi bari lool ci àll bi rafet lool. góor gi ne taalibe bi xoolal fleur yi mu xool fleur yi mu ne ko gis nga li ñuy bari mu ne ko est-ce que benn niroo nag sa morom mu ne ko déedéet yii dañ jaune yii rouge yii verte yii bleu yii nangam mu ne ko gis nga verdure bi rafetaay bi mooy diversité bi am ci fleur yi waaye bu fleur yëpp niroo woon du rafete nii mais diversité bi ci am looloo tax fleur yi rafet. mu ne ko noonu la yàlla binde nitu yàlla yi amul benn nitu yàlla bu nuroo may ak sa morom diversité bi yàlla def ci ñoom moo tax ñu mën a rafet ci kaw suuf waaye nag ku yàlla sellal sa xol yaa leen di gis. am na nitu yàlla yoo xam ne nii luñ la ñaanal mu faju luñ la ñaanal seen ñaan dafa mel ni bal waaye ñoom bu ñu ndékkee duñu añ bu ñu añee duñu reer. am na nit yàlla yoo xam ne seen may wërsëg gu bari la ay milliards mën nañ la ko may tey te teewal gi di gën a bari waaye nag mënuñoo jàng ay téere. am na nit yàlla yoo xam ne seeni may mooy xeetu xam-xamu yu jëkk yeeg yu mujjee yëpp mën nañ toog di la ko wax waaye suñu paree amuñu yëre bu baax bu ñu sol. am na nit yàlla yoo xam ne seeni may kéemaan yu rëy mën nañ dem ci géej gi xotti ko dox ci mën nañ naaw ci jaww ji mën nañu nangam waaye mënuñu laa wax benn taalibe buñ tarbiya. maanaam nit yàlla yi daal dañ bari façon kenn ku nekk ak sa may diversité boobu nag moo tax mu rafet. léegi nag boo ne nitu yàlla sàngam nangam la meloon nangam la daan def ci ay kéemaan yow kon bu dee wëli yu nga defal loolu boo ko deful ñu xam ne doo wëli yu. Ahmad ibnu Mubarak sëriñam nee na ko loolu xijaab la ci ñu baree bari looloo leen tardé. gis nga diversité bi am ci maqaamu nitu yàlla yi ak seeni may mu ngi mel ni fleur yooyu ni mu mel. te ku miin Chérif Abdou Aziz bii di nga xam ne wilaayam jafe na torop nga gis ku mel ni moom ndax dèjà moom mu nee nañu silmaxa la te moo ànd ak moom ba ci àll bi nankaat ndax gis nga fleur yi. te wax dëgg yàlla fleur yi ñi jàpp ne am nañu bët yuy gis ñoo ko waroon a mën a gis moom nag li ñu mës a miin mooy njàccaar moo daan orienté silmaxa waaye moom silmaxa la boo xam ne
mu ngi orienté njàccaar yi ba bés ni tey, ndax ba tey jii ñu ngi jël ay bind di ko jàng ci moom. doy na ci rek ku ñu tuddee Cheikh Al Hadj Abdou Dabakh yow kooku loolu doy na cër. mu ne nit ñi nag noonu ñu mel ci diversité boobu, nitu yàlla yi di niroog fleur yooyu, yàlla loolu la def ci àdduna. léegi nag boo bëggee nitu yàlla yëpp niroo, ñëpp bokk ay may, yow yaa ngi bëgg sax xatal mayu yàlla. te loolu moo daloon arabi bi ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yonent bi dama bëggoon tabarakallahu nga dama bëggoon maanaam arabi bi dafa ñëw ci jàkka ji summi tubay ji commencé di tuur ndox. saxaaba yëpp dalandoo ci kawam bëgg ko dóor. yonent bi ne bàyyi leen ko ba mu yeggali. bi mu yeggalee ba pare tiit, yonent bi joxe ndigal pour ñu sotti ndox fa mu doon tuur ndox. ñu sotti fa ndox, après mu woo ko ba mu ñëw nag di ko raay ne ko fii nag jàkka la, place su jaamu yàlla waaye du fu ñuy tuure ndox, bul ko defati beneen yoon. moom nag mu jaaxle ci tànge gu metti gi mu nekkoon ak ñi ko bëggoon a dóor ak ni waa ji baaxee te mooy seen kilifa. mu ne ko yéen ci loo leen nekk, mu ne ko diine lislaam noonu ñu ciy duggee, xëy na jullit la woon sax. ñu wax ka baat yi mu tuub. léegi nag ci la ne allahumma arhamni warham muhammadan wala tarham maana ahadan. yàlla daal dëgg-dëgg yàlla nag ma yërëm jéggal ma njumte gi ma def, nga yërëmaale muhammad mu baax mii nga xam ne moo ma doon raay di ma tàppal waaye mbooloo mi ñi ci des nag bu ci yërëm kenn, ndax jiwuñu ma lu ma leen di ñaanale. yonent bi ree ne ko déet nag, yaa ngi xatal lu yaatu yërmande yàlla xaj na ci ñëpp. gannaaw ñu jaamuwul yàlla yàlla yërëm massa ñeneen, kon bul xatal lu yaatu. nee na gis nga loolu nag la nit ñi def léegi ba tey. dañuy fekk nitu yàlla ñu ne kii yàlla waru ko may parce que nangam wala nitu yàlla am may gii nga ne gii waru ko may am parce que yàlla mayu ko woon maam diw wala ndijaay diw wala bàjjen diw. yooyu njuumte la, ndax yàlla kenn teewul loxoom jëme ko fenn, moom mooy def lu ko sopp. kon may yi diversité yi ci am, képp ku wax ne mag ñi ñu mel ni ñoom duñu fi amati, yow yaay tëj mayu yàlla yi. parce que bés boo gisee ku xaw a niru ni ñoom doo ko mën a nangu la, ndax comme yow gëm nga ne thèse bi mooy ñu mel ni ñoom duñ fi amati, yow yaa gëm loolu. léegi boo ko xësee gëm nag leneen lu xaw a niroog loolu da nga naan amul pour dëggal sa wax yow. loolu moo tax da ngay gis ku gëm benn nitu yàlla ne niroowul ak kenn, mu gis jëmmi jamono keneen ku mu xaw a nirool mu weddi kooku ngir bañ mu niroog kii. kooku itam weddi moom bosam ne ko doo kii, bu ko defee finalement ci weddante la ñuy dëkk. kii ku jëkk ki weddi ku ñaareel ki weddi ku ñetteel ki. bu boobaa daanaka kenn du mën a jariñooti ci mayu yàlla yi. te yàlla bi muy mayee diversifier ko, lim ci jublu woon mooy nga mën a jariñu ci ñëpp. ndax am na nit yàlla yoo xam ne xam-xam lañ leen jox, profitool ci seen xam-xam. am na ñoo xam ne wërsëg lañ leen jox, profitool ci seen wërsëg. am na ñoo xam ne ay may yu bari lañ leen jox, profitool ci seen may. bu boobaa di nga mën a jariñu ci ñëpp te doo sonal sa bopp. waaye boo tënkee sa bopp ci kenn, weddi ña ca des weddi ga nga leen weddi moo tax sax kii nga toogal doo jariñ ci moom. boobaa finalement perte nga may goo xam ne c'était gratuit pour yow, waaye taassub muy parparloo tax na amoo ci benn. yàlla ci yàlla musal. loolu nag tax na Ahmad ibnu Mubarak ne lii bi ma ko seetloo ci nit ñi, xam naa ne bari na borom xam-xam tey yoo xam ne dañuy parparloo ci ay waliyu, waaye boo toogoon ak ñoom da ngay yëg ne li ñu jot ci ay version bay diingat c'est infondé, waxuñoo kenn. Cheikh Omar nag li tax muy wax lii, dafa bari yuñ tuumal Cheikh na Ahmed Tidiane tey ñu tuddee ay borom xam-xam def ko, waaye koo ci toogal face à face danaan non dañ ma nettali ne woon ne Tidiane yi lii la ñuy def, Tidiane yi dañuy diggee nit ñi àjjana, Tidiane yi nee nañ lu la neex ngay def da ngay dem àjjana. façon wax yu kenn xamul lu mu doon. Tidiane yi nee nañ saat Fatiha gën alquran, Tidiane yi nee nañ lii, te loolu yëpp du la mën a wax ku ko wax ak fuñ ko bind. te yooyu yaatu na léegi ci jamono ci tuumalante goo xam ne ni teguwul fen. Ahmad nee na bi ma xamee loolu ci laay def nag ku ma gis rek toog ak moom laay la biir, bu fekkee man nga tuub ci loolu nga daan wax nga def ko,
donte xam naa ne nag ba addunay tukki yàlla dina nattoo nitu yàlla yi ñu leen di weddi loolu moom kenn mënu ci dara. nitu yàlla boo gis ñaari kuréel ñooy ànd ak moom ñooy bokk ak moom jamono ñoo xam ne dañ koy gëm ba duñ nangu leneen lu dul mbaax ci moom ak ñoo xam ne dañ koy weddi ba duñ nangu ci moom lenn ci xeetu mbaax. loolu moom yonent bu yàlla yónni lool la mas a yónnee yonent bu yàlla mas a yónni boobu nattu nga am mooy ñu la gëm ak ñu lay weddi waaye wali bu yàlla mas a yabal itam loolu la lay nattoo mooy ñu lay gëm lool ak ñu lay weddi lool bañ la lool. lii nag bu ko Cheikh El Hadj Omar di tudd ay citation ak soñña la ci mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi ñu bañ di gaawantu ci di weddi nitu yàlla moo xam kuy dund la wala mag ña jiitu woon ñu faatu. parce que képp koo xës dégg ak lu mu la wax ci mayam ci yàlla dencal na la loo xam ne sañu koo wax. maanaam yow la nga dégg ci moom ba di ko weddi ngir rëy gu mu rëy ci yow ci say nopp ak ne mosoo dégg kenn woote ko moom denc na loo xam ne nii sañu koo wax moom lam mën a génne rek la génne. léegi kon boo bëggee noppalu ci moom bul xool moom mi ñu may yi waaye da ngay xool yàlla mi may. yàlla mënoon na tànn benn nit di ko jox ay may di ko jox ay may di ko jox ay may ba kooku bu gàttee xel day jàpp ne moom waxuma borom may la waaye moom mooy yàlla léegi ngir may yu rëy. maanaam may mën naa rëy a rëy ci jaam bi ba jaam bi bu gàttee xel jàpp ne mooy yàlla waaye bu demoon ci magasin yàlla ba xool fañ jële ay mayam dina yëg ne dafa mel ni bënu puso ci yaatuwaayu géej. ni géej ëppee bënu puso wala ni àdduna bi ëppee bënu puso moom lañ ko may ba mu jàpp ne léegi moom mooy yàlla noonu la ëppee la des ci magasin wu yàlla. kon may gi bu mu lay yéemal ki maye gi mooy yàlla subhanahu wa taala. bu ko defee boo ci yaree sa bopp rek nitu yàlla boo dégg ak lu cëram rëy ak lu ay mayam rëy comme Seydi Ahmed Tidiane ak ay xulafaawam ak ay muqaddamam di nga ko yéene te ba pare di ñaan yàlla mu may la ci may yooyu yàllañ ci yàlla xiir. ñu ngi yemale foofu dars bi. hada huwa tawfiqu min indillahi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.